am mbégte toogaat ak yéen fii di nuyu aussi ki nga xam ne mooy la moo coordonné mbir mi di Amdi Lo di ko ñaanal mu yàgg fi ti wér moom li ko ñor yëpp lii la li ko ñor mooy jeunesse li ko ñor mooy sport li ko ñor mooy développement moo tax lii ñu def tey ñu def ko muy lu am solo ci dëkk bi ci département de Mbour mën nga ne ñun ñoo ko fi jëkk defagul ci jamono yi ñu nekk nii ndax li ko waral ñooy ñun dañoo bëgg suñu jeunesse respecte suñu jeunesse en fas yéene aussi gën leen a jàppale ci lu jëmale sport bi kanam ndax umpule ne bu ñu ñëwee fii ba léegi fa nu fekkoon sport bi ci fan ci subvention yéen mën ngeen koo témoin mën ngeen ko seede defe naa ne yokku na yokk boo xam ne yéen seen bopp itam ràññee ngeen loolu ndax ba ñuy ñëw defe naa sport bi monsieur Lo yéen a ngi doon am ñaata 1 million et quelque yàlla def na tey ñu ngi ci 7 millions li jëm ci sport bi 500 000 francs juróom-ñaari millions ak genn wàll nga fekkoon fi ba ñuy ñëw 1 million et quelque loolu defe naa avancement gënu koo màgg bu nu waxantee dëgg ku yokkul na da nga wàññi développement bu ngi commencé escalier la ay marche la marche yi nag ci développement amul limite de escalier yi ngay yéeg rek di dem rek di dem kon nag bu nu comme fekkee 1 million quelque andi ko ci juróom-ñaari million genn wala atum ren ji ña daawul am lamb ji daawul am Ngexoox basket club daawul am Ngekoox daawul am ñu nuy président Pape Mbodj yëg seen léegi di ko féliciter di ko encourager di féliciter aussi ñaari zones yi fi am parce que loolu yëpp yërmande la ci Ngekoox dana tax nawetaan yi gën a gaaw dana tax zone bi Ngekoox loolu màggaay la ci Ngekoox parce que benn fi nekkoon léegi bu ñu demee ba 24 ASC ñaari zone am naa yaakaar ne yéen li ngeen liggéey ci sport bi delluwul ginnaaw mais mu ngi dem kanam li ñuy ñaan nag mooy ñu atteindre première division te man pare naa accompagner leen pour ñu dem ba première division parce que Ngexoox fu mu nekk nii ci département mu toll na foo xam ne fu ñu dégg jàmbaar di fa dégg stade de Mbour loolu tey bu ñu accompagner suñu équipe bi te du man nag maa ciy jàpp nag ñun ñëpp bu ñu ci jàppee danañ dem première division ba génn fi sax ay joueurs yoo xam ne danañ dem à l'extérieur du jeu lépp rek yokkute Ngexoox la parce que bu ñu toogee ci télévision bi seen doomu Ngexoox ci équipe nationale seen ko Paris Saint-Germain gis ko Barcelone gis ko Real Madrid loolu mën na am lu muy mën a amee mooy ñu nekk benn di dóorandoo di defandoo dimbale sport bi jàppale sport bi am naa yaakaar ne loolu mooy développement mooy yokkute moo tax tey ba nu ñëwee yemuñu rek ci juróom-ñaari millions yi mais dama cee dolli équipe bu ne ma jox la ñaari dorsade ak ñaari bal moo nekk ni tey muy 50 ballon ak 50 dorsade pour ma jox ko équipe bu Ngexoox yi te am na équipe yoo xam ne aussi man sama bopp dinaa jëlaat sama alalu bopp di leen dimbale am na ñu ma ko defagul am na ñoo xam ne maa ngi ñëw nan ma xaar dinaa si ñëw te équipe yëpp incha allahu danañ gis sama bopp ci moom te somme yoo xam ne somme yu am solo lay doon somme yooyu buñ tey defe naa ne nag dimbale équipe yëpp mooy wane ne ñëpp laa faral kon c'est Ngexoox kii gañ équipe bu ñu koy dem final tey su ma la dimbalee da nga naan ah moyens yi ma am ren ba dem final Pape Diouf ma ko jox loolu dana am solo looloo tax fas yéene naa dimbale équipe yëpp somme yoo xam ne du somme yu tuuti somme yu mag lay doon jàpp leen ne yéen bu ngeen demee seen koñ bi dem ci seen équipe yi nee leen Pape Diouf am na équipe yu mu dimbaleegul ñooñu nag fàttewuma leen ñi ma ñëwagul danaa ñëw te ñooñu su ma ñëwee am naa yaakaar ne seen xel dana dal am naa yaakaar ne dana neex te aussi dana xumb dana dagan li ca topp nag mooy alhamdulilah ba nga xam ne yéen ñëpp wuyu si ngeen ci lu am solo lii nawetaan yi nag li ma leen di dénk mooy comme ni ngeen ko daan defe rek teg ko ci yoon bañ a xuloo bañ a xeex football si jàmm am leen te jàmm ngeen xam ne yéen ñëpp yéen a bokk ndey bokk baay li ma leen dénk loolu la parce que ki leen defal tranque bu toll nii woowu leen ci xuloo woowu leen ci violence woowu leen ci li nga xam ne mooy xuloo wala xiiroo wala ŋaayoo li ma leen di woo mooy ngeen nekk benn nawetaan am na ñu bëri am na jamono yoo xam ne dëkk yoo xam ne boo demee dañu naan nawetaan bëggatuñ ko ndax lan ndax violence ba ca am te violence nawetaan violence tax koo jóg li ko tax a jóg mooy nit ñi ànd nekk benn ñu xamante wuloon xamante ñu dugante wuloon dugante ñu xam ñu bokk ndey bokk baay parce que ñu xam ne ñun ñëpp lii mooy lan fo la ree la
buñ si jógee ñoo bokk ndey bokk baay kon violence bi daal li ma leen di jëkk woo mooy violence mesures barrières yi aussi ngeen gën ko respecter c'est important hein de respecter les mesures barrières feebar bi jógee gu fi des na fi ba tey bu ngeen dem stade yóbbu leen gel supporters yi cher leen jaxasoo bi li ci ëpp solo nag na ñëpp ñàkku yi ñàkku boobu nag yéen ASC yaakaar nañ leen ci parce que ASC seen kaddu fu mu jëm ñun suñu kaddu àggu fa jombul comme nag yéen da ngeen nekk ci gox-goxaat yi koñ yi xale ya fa nekk jeunesse bi ñëpp bëgg sport ñëpp bëgg football ñëpp bëgg làmb loolu mobiliser leen askan bi ñu dem ñàkku ji te bu ñu ñàkku jee incha allahu rabbi dana tax nawetaan yi feebar bi gën a wàññeeku ba du dugg loolu lu ma leen di dénk lay doon parce que sama njaboot ngeen njabootu ngexoo ngeen te et puis yéen li leen ñor daal mooy bu ngeen sañoon kenn du dee ngexoo bu ngeen sañoon kenn du feebar bu ngeen sañoon ñëppay dudd feebar bi daf fiy jógee xam naa loolu yéene googu am ngeen ko yéene gi nag lu koy mottali mooy ngeen dox ci askan bi waxtaan ak ñoom pour ñu war a dem ñàkku ji ñu war a dem aussi respecter les mesures barrières loolu dana am solo. waaw 7 millions 500 yi man dama koo jël jox ko zone bi xam nga nit ki doo ko jiital di ko pakastal mais ñoom li ñu may informé ne noonu lañ koy séddalee mooy làmb ji dana gis boppam ñoom ju ñu jëlee parole ñoom danañ ko wax mais man sama yéene moo doon jël juróom-ñaari millions ak genn wàll yi mais yéen jël leen ko yéen a xam du ngeen koy defee te ñoom ni dispatching baa ngi nii mun naa la ko wax mais ñoom ils sont bien placés ñu wax leen ko mais jàpp leen daal 7 millions 500 yemuñu foofu ak 50 dorsales yi ma la wax ak 50 ballons yi ak aussi ndimbal bi nga xam ne ndimbalu poos buy jógee ci poos la encore de ci kanam wala am na ñu ko defal ci somme yu takku ñu da ko jox ASC yi am na ci ASC déjà yoo xam ne am nañu somme yu takku yu ñu jot yoo xam ne ñun ñoo leen ko jox te koy dañ koy continuer ci 24 ASC yëpp ak Ngeko bi nga xamante ne mooy football. waaw très bien question boobu maa ngi ko doon xaar parce que ñu laaj ma ko parce que boo xoolee statut Ngeko bi bu nu waxantee dëgg ñun ñëpp xamoon nañu ne lancé woon nañu ko appel d'offre man ko lancé appel d'offre muy 90 millions entrepreneur bi ñëw na ba def visite de chantier ba muy dem am di la àndal defe naa ak monsieur Ndiaye ak kan ak Soli ndem si yàlla na ko yàlla yërëm ak kan ñooñu ñoo demoon keroog yóbbu ko ci foofu man ko yóbbu ñu xool stade bi entrepreneur bi dellu Dakar xool 90 millions yi mu ne lii de mënu koo defar mu bind waa AGETIP lettre ne leen stade bi li ngeen ci bëgg vestiaire ak li nga xam ne mooy grille de protection ak aire de jeu ak tribune ci 90 millions loolu daal duma ko ci mën a liggéey ñu ne ko bindal lettre de désistement entrepreneur bi mu ne non ñu ne non lettre de désistement bi nanu xool nu mën a def avenant léegi avenant bi ba chinois yi nga xam ne mën la ko war a traité ñu ne ñoom dinañ ko mën defar si 160 millions 160 millions yi yoon mayewul ci nga xam ne jàng nañu li nga xam ne mooy wàllu marché yoon mayewul nga def avenant bu ëpp bu moitié maanaam am na avenant noo ko mën defee avenant li nga koy mën a defee mooy am na pourcentage boo xam ne mënoo ko def avenant avenant c'est quoi mooy li nekkul ci contrat noonu yokkaat li nga xamante ne ni mooy alal ji dugal ko ci pour yokk ko ci ñu bindaat ko ci kayit te loolu mënul dépasser moitié somme bi loolu moo taxoon léegi nag ñu nekkoon ci négociation yi mënul ne léegi ñu lancé waat ñu ne dañ koy lancé waat boobu moo ko tardel pour que ñu soumissionné waat mais woo naa tey AGETIP woo naa leen barki démb ñu ne DCMP d'accord na ci parce que loolu dafa yaa toute une procédure bi mooy mënoo joxe marché ba noppi boo ko naree annulé waat da nga jaar a DCMP ak yooyu yëpp procédure bi gudd na gudd boo xamante ne tey loolu moo tardé woon affaire bi mais bientôt ci semaine yi danañ ko lancé waat ci ligne da nga gis journaux yi ñu lancé waat statut Ngeko bi appel d'offre te ku koy gagné bi yoon rapidement dañ koy defaral li nga xam mooy ordre de service bu ñu commencé ko kon loolu xel mën naa dal te maa ngi koy gëstu te incha allahu rabbi bu stade bi pare li ciy topp mooy ñu jéem a seet nu nu mën a defee gazon synthétique ñu jéem a seet nu nu mën a defee ay projecteur pour stade bi sax ñu koy mën a loué ay ñi nga xamante ne nii mooy équipe yi pour Ngeko di ci mën a gagné xaalis loolu bokk na suñu vision kon jàppaleen ne stade bi ñu ngi koy lancé appel d'offre bientôt ngeen gisaat ko ci journaux yi ñu lancé ko appel d'offre kon Ngeko loolu li ko tardé loon wax naa leen ko kon ñu ci kanam incha allah nan ñaan mu gaaw xam naa mérité ngeen ko parce que vraiment stade Ngeko football bi toll na foo xam ne
warutunoo football ci ak ñett ci miiru 4 coins nga xam ne miir fii rajo dugg football dafay camp loolu nga wax dépassé na ko dañu war a dem tribune xale yi di seetaan tiim leen projecteur yi di tàkk man loolu am naa yaakaar ne su ma leen waxee loolu war ngeen ko mën a gëm parce que sport neex na ma maa ngi yokk sport bi te incha allah rabbi stade bi jaral na ma lu ne pour mu am te maa ngi ci dinañ ko liggéey incha allah